Allo, uno, dos, sì, ehi. Allo, uno, dos, sì, allo, uno, dos, sì, uno, dos, sì, Allo, Peruano, uno, dos, sì, allo, 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 Anawa poste! Anawa poste! Anani anda Ousmane Sonko! ñoo koy jëli pour mu yéeg na jóg Sonko président! 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 Et le pays. Allez. Hassan, xoolal loxo mbay mi jóg na Président monte sur scène. Monsieur Ousmane Sonko. Ki bëgg réewam. Ki bëgg dëkkam. Ki bëgg Sénégal. Nit ku jub ki. Nit ku dëggu ki. Sonko, président, Sonko, président.
Allez, on va tout. yaakaar naa ne xaar bi métti na waaye ñëpp kontaan nañ. yéen ñi kontaan yu xule mu dégg. Sonko. président Sonko. nous lui souhaitons la bienvenue, monsieur le président Ousmane Sonko. di ñaan yàlla may ko wér, may ko kàttan, may ko doole. ba nga xamante ni li mu namm ci réew mi ñu ànd ak moom ñu def ko. Assane envoyé ma carte Assane. Sonko ñu ànd ak moom dem pale ñi d'accord nañ def du bruit. ànd ak Sonko dem pale. ànd ak Sonko dem pale. 24 février 2019. ñu leen di ñaan nag léegi ñun ñëpp ñu toog comme ni ko xamee ci waa Pastef bu def bruit jotee dañuy def bruit waaye bu yore ki teggin jotee ñu wane ne ay boromi xel lañ dañuy toog ñun ñëpp sans bruit ñu déglu ko mu jaar fa mu daan jaar ak ñun wala mu jaar faneen fu gën a baax fa mu daan jaar ak ñun. li waral tey jii yéen ñëpp ngeen dagg seen ay nelaw bàyyi seen ay yitte depuis 16 heures ba léegi ngeen nekk fi di ko xaar man damay wax ni nañu gërëm Macky Sall moom moo tax ñu xam Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko nag gërëm sénégalais yi ndax li nit ñi di daj ndax moom ndax Sénégal ndax ñu ànd defar ko mësuñu koo defal doomu aadama man dama naan mësta am ci àdduna yal na nu yàlla may tal ak fekkee ba li ñu sumb ñun ñëpp ñu mottali ko léegi dañuy ñaan yéen ñëpp yéen ñi nekk ci sees yi yéen ñëpp ngeen toog su ko defee ñi nekk ci gannaaw aussi mën a gis su ko defee ñu bu ñëpp bu président nuyoo ba pare ñu dalal jox kàddu gi coordinateur mu dalal ko. su ko dalalee ñu jël micro bi jox ko président Ousmane Sonko ndax yaakaar naa ne ñi fi toog ñëpp moom kese moo leen yëkkati wala du dëgg ana ñi Ousmane Sonko yëkkati ana ngeen. merci beaucoup. Lundi, mardi, test micro. Lundi, mardi. C'est bon. donc ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen ñaan nag maintenant ñun ñëpp ñu toog def moins de bruit
su ko defee ñu tàmbali waxtaan wi ndax yaakaar naa ni li ëpp solo gannaaw liñ doon def ñu koy wooye show te daanaka sax kenn xamewuñu ko waaye da di ak jamono yi ñu toll pour que occuper nit ñi pour nit ñi bañ a nelaw loolu da ciy baax waaye liñ xamee Pastef mooy ñu dal ànd ak seen xel mën a déglu su ko defee ñu jox kàddu gi le coordinateur communal de Saint-Louis le coordinateur Pape Nia Gueye ñu gën koo xam ci Papis mu ñëw dalal président Ousmane Sonko ndax sonn na te guddi na su ko defee mu waxtaan ak mbooloo jaa ngeen jëf. asalaamaaleykum waa Ndar ana ñi bëgg président Ousmane Sonko ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal ci seen taxawaay ndax xam na ni depuis 16 heures yéen a ngi fi waaye président jar na ko ginnaaw tey nag du ñu wax ginnaaw bu ñu nuyoo ñi nga xamee ni ñu ngi fi toog dañuy dalal le président di ko wax ni nuyoo Ndar yëpp jël nañ ko teg ko ci loxoom waaye di ko fàttali ni place bii tey dafa historique ndax en 1895 la fi sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba teggale dëgg ak fen bis bii la wane woon patriotisme am te patriotisme boobu mu wane woon wuutewul ak lii président Ousmane Sonko wax ndax daf ñu xamaloon na ngeen moom seen bopp ndax ku leen sañal mënal leen waaye dëgg la inni mujahidun waaye bil ulumi wa bi tuqaa abdan hadiman wal muhaymin shahid ñaar yooyee muy xam-xam ak ragal yàlla ak njub daje na ci président Ousmane Sonko donc le président Ndar yëpp ñu ngi sa gannaaw metitu Ndar yëpp muy waa Gendar muy baykat yi muy ñëpp seen mbébét yaakaar naa ni avant ngay ñëw jox naa la benn feuille liste la lan mooy problème waa Ndar du ma bàyyi nag te du ma remercier sunu coordination départementale de Saint-Louis maa ngi lay seedeel président nii ñu neex liggéeyal la liggéey bi yëpp tey jii ñoom la man sama jëmm ju tuuti ji du ci dara mais ñoom laa àndal ñuy liggéey bu sell liggéey bu rafet maa ngi jaajëfal góor ñi maa ngi jaajëfal jigéen ñi maa ngi jaajëfal waa Ndar yëpp ci nii ngeen ñu jàppale ñu teeru suñu président Ousmane Sonko donc président mi ngoog yaakaar yëpp dem na ci yow xel yëpp dem na ci yow ndax lan da nga ko woote ci njub waaye da nga ko woote ci xam-xam waaye da nga nu xamal ñu nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et le temps a sonné on ne perd plus de temps nous devons élire le président Ousmane Sonko dès le premier tour assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. merci beaucoup merci waaye di ngeen xaar tuuti rek ndax dafa am koo xam ni doyen la ñu koy wax Ablaye Ngom chef service pédagogique balaa président di jël kàddu ñu jox ko rek mu wax tuuti ndax bokk na ci ñi nga xamante ni jaar na ci moom bismillah. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant
maa ngi am yëg-yëg bu rëy tey ci ñëw ci jotaay bii jox loxo président Ousmane Sonko ni ko maa ngi ci biir jotaay bi bëggoon naa ci sànni ñaari kaddu mu toog ni jox leen kaddu doyen Ablaye Ngom am na seede bu mu def waa Ndar am ngeen gan waa Ndar seen doom ñëw na Ousmane Sonko président seen doom la à 2 titres au moins Ousmane fii la jànge université mu ñëw fekk ñu nekk xaleel ma nekk responsable pédagogique bi UFR de sciences juridiques professeur bu mag bu ñuy wax Babacar Kanté nekk directeur UFR bi ñu jël xale yi nga xam ne ñoo gën a xaañ ci Sénégal indi leen ci université bi Ousmane ci xale yooyu la bokkoon waxuma la xarañu Ousmane Sonko mais yaram tegginam sériam képp koo xam ni seqal nga ak moom université bi ak Ndar xam nga ni xale la boo xam ni dès l'abord mënoon nañ ko joxoon ni kii xale bu nar tekki la xale bu nar baax la xale bu nar amal njëriñ réew mi la. Brillant étudiant Ousmane Sonko, sérieux, patriote. Saint-Louis et toutes les personnes qui vous ont rencontré à l'université Gaston Berger peuvent être fiers de vous. Ousmane nekk na Saint-Louisien à double titre à cause de son passage à l'université. Mais certainement pour le fait aussi qu'il a eu des rencontres décisives ici à l'université. Des personnes aujourd'hui à côté de lui. Certainement il les a rencontrées dans ce temple du savoir qu'est l'université Gaston Berger. Je voudrais au moins citer 3 personnes que je connais et qui abattent un travail immense à côté de lui. Je voudrais citer Biram Souley Diop. Biram Souley, étudiant brillant, délégué d'étudiants téméraires et redoutables. Biram Souley Diop. Je voudrais aussi souligner le nom de Biram Oloba, qui est un jeune ami au président Sonko et qui est en France. ñooñu laa ci gën a xam li ma ci bëggoon wax mooy président Sonko song na liggéey bu rëy président Sonko suñu na liggéey bu rëy liggéey boobu mooy lan mooy changer le système changer le système changer le système mettre à terre le système et ce système-là, pour ceux qui ne le savent pas, ce système a pris le départ dans cette ville. Déjà en 1958, ce système était là. Déjà en 1963, ce système était là. En 62, ce système était là. Ousmane Sonko nga liggéey bu rëy mais Sénégal jox nañ nga loxo pour liggéey boobu nga eggale ko ak jàmm le dimanche nga gagné élection yi au premier tour. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Le pays est debout. Le Sénégal est debout à côté de Ousmane Sonko. maa ngi jeexal nag maa ngi jeexal. may leen ma daaneel may leen ma daaneel. may leen ma daaneel. may leen ma daaneel may leen ma daaneel. yéen xam ngeen waa Ndar xam ngeen pour ceux qui me connaissent il y a quelques mois encore j'étais un militant de l'APR. Il y a quelques mois encore ceux qui me connaissent savent que j'étais un militant de l'APR. J'ai quitté l'APR, c'est un parti qui a déçu le pays. Macky Sall a déçu le pays. Il n'a pas respecté ses promesses. Je voudrais terminer enfin en disant que ce qui se passe à Saint-Louis montre à suffisance combien ce système est hideux. Combien ce système est hideux. Li ci des mooy xam ngeen ni dëkk bi ñu nekk kii fi nekk maire tey bu dul woon Goro président de la République du fi sax nekk chef de quartier.
c'est à cause de la famille, c'est à cause du clan qu'on a fait de cette ville ce qu'elle est encore. ñoom lan la ñu waxoon ci dëkk bi am nañ fi 200 milliards ñu faire investir. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette ville? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette ville? Ils ont dit qu'ils avaient 33 projets pour cette ville. Aujourd'hui, ils disent qu'ils en ont fait 13 et il a reçu je ne sais quoi. Ils n'ont rien fait dans cette ville. Le maire de cette ville, à l'image de son gendre, Alors, ils n'ont rien fait dans ce pays, ils n'ont rien fait dans cette ville. Il est temps qu'ils partent et ils doivent partir dimanche prochain. Levez-vous, debout, président Ousmane Sonko, vive, vive le président Ousmane Sonko, vive le président Ousmane Sonko, vive le Sénégal. Merci. Diallo. dañuy jox dafa am benn cadeau ñuy remettre président su paree ñu jox ko kaddu bi mu wax ak askan wi donc dañuy woo soxna Yacine ak ki mu àndal ñu ñëw remettre président cadeau bi après ñu jox président kaddu bi. say shata ko ñu xof da nga ñu mujj a soof lu wax rek waxeet jaay na sunu xeet lebe sunu tet bàyyi ñu fi ay det nanu ma nga l'hôpital ñàkk ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi nuyu waa Saint-Louis tey nag mouvement des femmes Pastef de Saint-Louis ñoom ñoo ñëw pour offrir benn cadeau suñu président Ousmane Sonko cadeau biñ koy jox c'est symbolique muy gaal bi nga xam ne mooy suñu gaal comme ni ñu ko waxee Sénégal suñu gaal ñu ko koy jox ndax am nañ confiance ci moom macha allah ñuy ñaan di ko jox muy Sénégal suñu gaal ñoo ko bokk comme ni ñu ko waxee di ñaan yàlla yàlla ko Yàlla jox réew mi le 24 février tey buñ ko joxee yàlla bu mu diig te bu ñu nee c'est symbolique mooy ku ni xam Saint-Louis xam pêche ni mu fi mel. donc loolu tax na ñu jël lii jox ko te di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm musal ko ci seytaane musal ko ci cat musal ko ci noonu bu nëbb ak bu feeñ donc mouvement des femmes fii tey jigéen ñi ñoo ñu jox suñu paddu bi pour ñu wax ko mais ñi ngi wax lenn fii ay jigéen yu jàmbaar ñoo fi nekk jigéen yu gëm seen bopp donc am nañ confiance suñu président di ñaan yàlla eggali ko parce que xam nañ ne bu ñu eggali ko jigéen ñi dinañ noppaliku benn coono duñu ko am ku feebar di nga faju suñuy doom dinañ jàng merci beaucoup. Owe 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 pour yàlla ñu ngi lay ñaan Sonko jël réew mi owe owe
ba léegi cadeau yi jeexagul ndax Omar Seck dafa war a remettre benn cadeau man damay ragal ñu jox ko ndar balaa mooy dem ñu jël ndar jox ko mu yóbbaale grand Omar bismillah. tey la pêche c'est le poumon de la vie de Saint-Louis la pêche c'est un secteur bu am doole ci économie sénégalaise ñu bëggoon nag président boo tegee sa tànk ndar lu mu néew néew nga dem toog gerte waxtaan ak ñoom ndax ñun nag am lu ñu donc ñu jox kaddu gi Abba Mbaye mu sànni ci kaddu ñaari minute rek naa soog a ñëw Abba bismillah. asalaamaaleykum mbokki Ndar ma leen di nuyu am mbégte taxaw fi tey di leen nuyu ci turu toute la jeunesse de Saint-Louis mais spécialement au nom du président Khalifa Ababacar Sall injustement emprisonné et vous savez que je suis son représentant ici à Saint-Louis mais je me devais d'être là aujourd'hui pour deux raisons. D'abord parce que le président daf ma yey te il faut ma nangu ko parce que dañu dajoo ñu ñaar Harmattan il y a plusieurs mois bien avant l'initiative et je lui disais que j'étais un peu sceptique par rapport à l'évolution de la situation politique waxoon na ma ni que moom am na yaakaar am na gëm-gëm am na engagement que yoon bi mu jël bu continuer dina imposer wu comme ni mu ko bëggee champ politique bi et loolu réussir na ko. Deuxième raison bi mooy jàpp naa ni bu élection yu weesoo jeune politique bu nekk da nga amel bor président Ousmane Sonko parce que champ politique Sénégal leader boo fi gis rek leader organique la maanaam ci parti la jóge wala mu mer ci biir parti génn dem créer parti président Ousmane Sonko moo fi wane que mën nga am gëm sa bopp xàll sa yoon créer sa parti liggéey avec abnégation, avec conviction, avec engagement, tu t'imposes. Et en moins de 5 ans, Président, vous avez soulevé toute ferveur, tout cet espoir, toute cette volonté de changement. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Il y a quelques mois, bi song yi commencé, bi xaste yi commencé, bi saaga yi commencé, dama la yónnee message am lu mu la wax. te moom lay wax si kanam waa Ndar yëpp si kanamu jeunesse Ndar yëpp nga xam si laa bokk. ku dajeeg yow leen rek lay bëgg mooy nga nekk magam et je vous considère comme un grand frère et nous sommes on n'a qu'un seul mot nous sommes fiers de Ousmane Sonko merci. merci Abba merci. ak li nga fi wax fii yëpp donc ñun ñi ànd ak président Ousmane Sonko ñu ngi lay woo ci combat bi ndax ñoo ko bokk. waaw ñu ngi la ciy woo ndax ñoo ko bokk yéen a bokk Ndar ak man ak ñeneen di remercier maintenant ñi nga xamante ni nii ñoo nekk ci coalition bi yëpp ak bonne volonté yi nekk ci dëkk bi yëpp ndax metti na trop ndax damay wax ni Pastef dafa metti waaye terewul am ñu nekk ci ginnaaw ñoo xamante ni ñoo ñuy dimbali ñu ngi leen di remercier di wax yóbbante boo xamante ne nii waa Ndar ñoo ma ko yóbbante ci président Ousmane Sonko ñaan dañoo bëgg deuxième pont fii dañ koo bëgg ñoom ñoo ma ni ma wax la ko ci maintenant loolu lay dooree di remercier wale communes yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp jóge ay Gandon ay Raw Paal Fass ak Jawa ak feneen ñi ñëw toog fi ba heure bi ci loolu nag laa leen di wax faites du bruit pour votre président tuuti rek
merci beaucoup donc ñu jox kàddu gi son excellence laa koy wax man ndax mooy suñu président le président Ousmane Sonko. jërëjëf waa Ndar asalaamaaleykum waa Ndar ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu rëy teew fi tey war a waxtaan ak yéen tuuti rek ndax guddi na toogaay bi yàgg na xaar ngeen journée bi yëpp kon duñu guddal trop wax ji di gërëm ñi fi teew ñëpp kilifa yi fi teew yëpp bu ma tourné fii gis naa fii ñoom monsieur Ngom nga xam ne ba ñuy nekk fii di jàng ci université bi ñoom ñoo fawoon suñu kilifa ak yeneen kilifa yu bari yoo xam ne fekk naa leen fi ñu nuyoo ak lenn ci njabootu Cheikh Ahmad Bamba ñu toog nii di suñuy kilifa di suñuy sëriñ ma gis fiit ay alliés ñuy toogal fii MRDS wala yeneen parti yu ñu bokkal ci biir coalition bi te maa ngi ànd depuis Dagana ba fii ak madame Yacine Fall nga xam ne ci coalition bi la bokk waaye ñu gis fi ñoo xam ne ay nitu conviction lañu ñëpp xam nañ ni kenn ràññewu ñu leen ci parparloo politique waaye toog ba am yëg-yëg ni tey Sénégal kenn waratul toog di seetaan ñu jël seen temps jël seen mën-mën daal di dugg accompagner ci liggéey bi ku mel ni sama xarit nit dof bëgguma di wax nit dof nag nga xam ne taxawaay bu am solo lay am ci liggéey bi dama ko ne nag Mortara di Murtada moom moo ma gënal nit dof su ma ko doon rebaptiser dama naan nit wala nit njaay mais nit Sonko laay wax nag parce que yéen njaayee ni da ngeen bëgg a jël lépp Sénégal parce que taxawaayu nit dëgg la taxawee fii Sénégal ñu koy rafetlu di remercier aussi ñi fi teew te bokk ci yeneen kuréel mais ñëw nañu teew ku mel ni ki ci seede léegi ci turu sama mag Khalifa Sall di nuyu kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp kilifa diine ak kilifa aada di leen beral yéen ñi fi toog ba heure bi parce que guddi na di leen jaajëfal bu baax ndar nag ku wax ndar ñaar mooy njëkk a ñëw jayuma leen nag de waa ndar man duma jayaate waaye gis nen ne nen a ngi niit defe naa ci maandu la bokk ku wax ndar li ngay njëkk a wax bu ñuy ñëw léegi dañuy ñëw ba egg booru marché soor ma gis gaay yi toog ci pot lamp yi yor téere yi di nafar loolu presque ndar rek nga koy gis ci Sénégal loolu bokk na man bi may nekk fii ndaw di jàng université image bu ma doon gën a frappé ci Saint-Louis pratiquement ndar rek nga koy gis kon ku wax ndar wax diine ku wax ndar wax gëm-gëm ku wax ndar wax valeur waaye ku wax ndar wax savoir vivre Sénégal yépp d'accord nañ ni waa ndar nag dañoo am savoir vivre dañoo civilisé kon
valeurs yooyu ñu xamee fii ci Ndar mu lal lépp lu structuré fonctionnement société ci Ndar valeurs yooyu dafa am solo ci société surtout nag ci jamono tànn parce que ci ay valeurs la ñu war a tànnee nit su dee tànn rek moo tax ñuy wax su dee dañuy tànn su dee folliwuñu dañuy fol parce que nee nañu Sénégalais yi mënuñu fal waaye folli la ñu mën folli nag baax na torop koo wóolu dénk ko deful lu mu war a def wala deful ni mu ko war a defee folli day doon farata wala folli day doon sunna sax ci jamono ji waaye nag fal moom farata lay doon parce que soo ko follee te sàggan ba tànnoo ci anam yu baax ba teg fi ku mel ni moom wala ku ko yées boo moytul di nga yenn war say loxo di jooy te juróomi at dafa gudd ci ab réew moo tax jamono nag fal lañu toll valeur yooyu ma tudd léegi ci Ndar muy valeuru diine ak jikko ju rafet moom rek lañu war a séenu nag ci ko war a yor réew mi ba tax nag suñ ko càmbaree ci lu gàtt rek tey suñ doon seet ku mel ni Macky Sall xam nga moom dafa di symbole par excellence et par essence moom dafa di symbole contre valeurs yi nga xam ne moom la ñu war a woon suñuy doom ndax kilifa goo xam ne lu mu wax mu dañ lu mu diggee du ko def kooku bokkul ak valeurs yi ma tudd léegi te muy valeurs yi war a doxal suñu réew xam nga fii la toog ne sénégalais yëpp juróomi at dong lay def bi mu koy def kenn sexalu ko lem kenn tegul fetal ci bopp bi moom moo ñëw diggante 2 tours yi ne su ngeen ma falee donte mandat bi 7 ans la man engagé wu naa def ko juróomi at sénégalais yi wóolu ko fal ko mu waxaat ko dem ba Paris taxaw perron Élysée waxaat ko fa ba président France di ko tagg naan lii ñu ngi koy doo gis waxuma la Afrique waaye àdduna bi yëpp mu dellu si waat génnaat ci ba set wicc kon kooku li muy woon suñuy doom ak suñuy sët mooy nit mun nga waxeet mun nga joxe bopp rocci làmmiñ te loolu du suñuy valeur ñun koo xam ne taxaw na ci kanamu sénégalais yépp ne bu ngeen ma falee wala sax mu déclaré ne man sama rakk duma mës a jël sama bic signé décret bu koy fal dara yéen ñëpp ngeen dégg ko mu wëlbatikuwaat ñëw jël bigam signé décret fal Aliou Sall jox ko caisse de dépôt et consignation loolu contre valeur la koo xam ne lañ ko dénk ci réew mi muy suñu sañ-sañ ak suñu mën-mën ne ko tegal réew mi ci yoon defar réew mi ba sénégalais bu nekk di jot ci àqam nga jël loolu wëlbati ko jël des contre-valeurs wala jël li nga xam ne moom lañ la dénkoon di ko utiliser comme moyen di xeex say adversaire politique ñii nga tëj leen ñi nga génne leen réew mi te tegoo ko lu dul sa obsession pour un second mandat kooku ay contre-valeur lay woon réew mi waaye koo xam ne fu ne dugg nga ko ci Sénégal dige fa fii ñëw na fi conseil des ministres décentralisé bi mu ñëwee ñaata la digoon waa Ndar 300 milliards est-ce que waa Ndar gis nañ 300 milliards yooyu ñëw na fii dem Pikine daal leen fay dikk hôpital est-ce que waa Pikine gis nañ hôpital ba kon koo xam ne su waxee mu dañ bu diggee du def kooku ay contre-valeur kese la woon sénégalais yi moo tax mérité wul un second mandat des sénégalais ñun nag au nom de ces valeurs parce que les valeurs et notre identité nationale dafa am solo ci suñu programme déjà bi ma bindee sama livre vision dafa am chapitre bu ma ci tuddee réconcilier nos identités
mooy lii suñuy mandarga nun liñ ñu xàmmee lii nga xam ne mooy les valeurs c'est vrai ay valeurs yu ute la ay valeurs yu pluriel la parce que Sénégal dafa yaatu culture yu bëri diine yi du benn xeet yi du benn waaye yépp boo ko dajalee c'est la richesse dans la diversité loolu mooy Sénégal ma ne loolu il faut ñu méngalewaat ko ak ñun suñu doxin ak suñu gëm-gëm ci république ci nu ñu yoree réew parce que ñun nag tubaab bi daf ñoo noot nax ñu ba bi muy jóge fii bàyyi ñu fi dafa fexe ba moom dina dem waaye ci xalaatam la ñuy doxee ci xalaatam la ñuy wéyee loolu tax su diggante ñun li ñu woote dëgg-dëgg muy suñu gëm-gëm ak nii suñu état di doxee ñaar yooyu dafa waroo fii ñu nekk nii place bii symbole la ci li may wax gis ngeen tubaab bi France Allemagne da ko duma woon ngeen jégal ma ci kàddu gu waaye noonu la demee nim ñu noggatoo ñun ba duma ñu noonu la ko Allemagne duma woon en 1943 daat koy occupé France yëpp yoonu France yëpp ñu tuddee ko ay turu allemand waaye bi ñu demee ba moomaat seen bopp jël seen indépendance doo dem France ba gis ñu tuddee yoon ya ay allemand dañ ko tuddee waat seen waa dëkk waa nu ñu munee ñun ñëw ñi ñu nootoon duma suñuy maam ñii ñu tëj leen ñii ñu génne leen réew mi ñu continuer di jël suñuy édifice public suñuy place publique ak suñuy yoon di leen ko tuddee lan moo tax fii ñu war ko tuddee place Faidherbe te Cheikh Amadou Bamba ne fi Baye Niass ne fi Thiandoum ne fi Ndate Yàlla ne fi Aline Sitoé Diatta ne fi Thierno Souleymane Baal ne fi ñooñu ñëpp ñu war a leen tuddee suñuy yoon tuddee leen suñuy place publique ñu continuer di am complexe ba fii Ndar wala soo demee Dakar foo tuddee ñu ne la fii Pompidou fii Jean Jaurès fii nangam nangam loolu dafa war a jeex Sénégal parce que soo ko xoolee ni day mel ni du dara mais lu am solo la parce que culture mooy société suñ la dominer culturellement dominer la ci la ca des yëpp ki bàyyi histoire am ci yow nag ba pare bàyyi fa ay mandarga bis boo tuddee mandarga yooyu yaa ngi dellu ci moom waaye doo dellu ci yow lii sa cosaan moo tax ci suñu programme ñun li nga xam ne mooy suñu volet réconcilier nos identités la ñu wax mooy benn il faut que ñu delloo si waat lépp loo xam ne dañ ko war a mandargal muy suñu fierté dañ ko tuddee suñuy référence réew neew ñu duñu tuddee keneen de ndax mun nañ tuddee Mandela mun nañ tuddee Sankara mun nañ tuddee waaye la ca ëpp mooy dañu tuddee suñuy référence ñun fii ñaareel bi mooy nañu fexe ba dugal ci suñu njàngale suñuy doom ñu teel leen di jàngal ak suñuy kàllaama réew yi ñuy làkk fii parce que gis nga sooy jàng ci kàllaama jàmbur nee nañu langue bu ne day véhiculer une culture en même temps boole kook temps bi nga xam ne xale bi dina ko def balaa muy comprendre làkk boobu bu duggee CI war a jàng ba fer ij ba war a jàng ba mun wax nag ci langue boobu lii mooy fas lii mooy garab te xale boobu bi mu commencé nàmp ba fer ba commencé wax xam na lu ñuy waxee ci olof wala ci joola wala ci mankañ xam na lu ñuy waxee fas xam na lu ñuy waxee golo xam na lu ñuy compter kon kooku soo ko jàngaloon ci loolu jàng bi dina gaaw ñetteel bi mooy comme gis nañ ni crise des valeurs am na ci Sénégal nañu fexe ba lii suñu gëm-gëm ci diine ñu dugal ko ci njàngale l'école gi xale yi ñu delloo si leen ci suñuy valeur loolu buñ ko defee dinañu def suñu révolution culturelle te xuloowuñu xeexuñu saagantewuñu ak kenn Ndar nag xam nañu seeni problème léegi bi ñu ñëwee coow am na ci dem Guet Ndar dama ne Guet Ndar musuma dugg Ndar te dew ma Guet Ndar te ñi fi nekk xam nañ ko wax ci problème mu Guet Ndar aajowul forcément sax nga dem ba Guet Ndar bi ma fi mujjee defe naa juróom benn weer la dem nañu Guet Ndar
jóge fa ñëw fii dem nañu ba goxu mbàcc jóge fa ñëw Guet Ndar jóge fa dem Xaar Yàlla kon wër nañu Ndar yépp ba xool problème yi dem nañu ba ci brèche ba sax kon xam nañu problème mu Ndar xam nañu problème mu napp gi xam nañu problème mu brèche bi xam nañu problème mu mbay mi xam nañu problème mu chômage des jeunes lépp xam nañ ko dafa fekk nag jamono campagne électorale la ñu nekk campagne électorale dafa métti da nga war a wër Sénégal def 45 départements ci 20 jours yàlla def na yàlla xam na ni sax 7 départements supprimé nañ leen ci suñu tournée bi te du lu ñu neex parce que suñu sañoon fépp dañ fa teg suñu tànk kon suñu ñëwee li ëpp solo mooy message bi ñuy délivrer ak li ñuy waxanteeg yéen te muy luy law ci àdduna parce que presse a ngi nii taxaw réseaux sociaux yaa ngi fi la ñuy wax fii am na ñu koy seetaan jamono ji ñuy wax en direct loolu moo ci ëpp solo saa suñu ñëwee fi ñu war a dem yépp Ndar dañ fa dem te dinañ toog ak gars yi déglu leen te xam naa ni lañ ñuy jàmbat il y a 6 mois bu ñu toogaatoon tey même chose lañ ñuy jàmbalaat te xam nañ ko ma door ci mbirum napp gi d'abord xam nga mbirum napp gi Sénégal problème yi niñ koy posé moo wax ko sama mbokk mool yi gannaaw bu ma leen sargale parce que jàmbaar lañu te ñoom rek mënoon nañu am lu bari lu ñu régler ci problème Sénégal ndax la pêche rien que li ñu xayma rek am na 600 000 emplois yoo xam ne pêche moo ko créé kon kooku li mu créé ci Sénégal bari na mais problème mu pêche ni ñu koy posé yenn saa yi sax dama naan responsabilité c'est partagé parce que bi ma fi ñëwee ci campagne législative dem naa Guet Ndar guddi lañ fi dugg si pratiquement mënuñu woon wër Ndar mais dem nañu Guet Ndar jóge foofu dem goxu mbàcc dama ne ni ñuy naxee nit ñi naan leen andi nañu ay moteur hors bord financé nañ ko ak yeneen du loolu mooy principal problème mu napp gi parce que dama ne yéen nappkat yi bu ñu leen joxoon ay gaal yoo xam ne day naaw sax te bu ngeen duggee ci géej gi du ngeen fa fekk jën amul njëriñ loolu mooy premier problème bi mooy suñu géej gi ñu jaay ak seeni accord de pêche ak li ñuy wax la pêche illicite non réglementée nit ñi ñëw yor seeni bateau usine yor seen mbaal yu bon daal di jël suñu jënu géej gi yépp ba nga xam ne tey suñuy nappkat dañuy obligé di dem feneen ñu leen fay tëj kaso wala ñu leen di door ay fetal premier problème bu ñuy régler boobu la moo tax ñun ci suñu programme li ñu njëkk wax suñu programme mooy bu dee wóolu nañ ñu ba dénk ñu réew mi dootuñu nangu ay accord de pêche suñu programme ci pêche mooy diggante fii ñu nekk muy côte bi ba li ñuy wax 12 miles dootuñu nangu benn bateau napp fa lu dul suñu bateau Sénégal yi lu dul suñu gaal Sénégal yi soo ko waxee nag am na ku ma tontu ne ma yow xam nga ni suñu pêcheurs yi ak seen pirogue traditionnels yi mënuñu dem ba foofu uti jën gi ma ne ko loolu mooy ñàkk ambition parce que ñun li ñu bëgg mooy suñu nappkat ñu moderniser leen parce que kenn ëpp leen expérience ci géej gi jox leen ay gaal yu am doole ba ñu mën a dem jëli jën gi fi mu nekk jusqu'à fi ñu bëgg ñun ñu dem jëli jën gi deuxième bi ñu bëgg mooy lu ñu napp Sénégal nañ ko débarquer fii suñu côte Sénégal et que ci littoral Sénégal bi yépp Ndar ba Cap Skirring ñu implanté fa ay usine de pêche yu am doole lu ñu napp andi ko fii seppi si li ñu soxla ñun pour suñu consommation la ca des ñu transformé ko def ko ci ay pots exporté ko mu andi devise bu bari Sénégal ñun loolu mooy suñu ambition mais exporter du poisson brut du poisson frais loolu dafa war a jeex Sénégal loolu nag pour nga def ko dafa laaj nga régler ay problèmes yu bari ci wàllu équipement ci wàllu infrastructure de pêche lii ñuy wax nag ci avancée de la mer bi ma ñëwee taayale 6 mois en avant
dama ne danger yi gën a garaaw yi nga xam ne mi ngi menacé Sénégal ñii jiite réew mi dañ cee bàyyiwul xel gis nga am na ñett ba ñeenti danger ñun ñëpp lañ ci bàyyi xel bu may mujjee nag mooy bi concerné li may wax bi ci njëkk mooy désert baa ngi avancé jóge Mauritanie jóge Fuuta di ñëw buñ ci jëlul ay matuwaay désert bi dina ñëw ba Ndar gii boo moytul ku fi génn wala 40 degré lay def at bi yëpp ñaareel bi mooy xorom si mi ngi nangu suuf si fu bëree bëri ci Sénégal ba yenn bërëb yi sax ña fa doon bay mënatuñu bay parce que xam ngeen ndoxu xorom àndul ak mbay ñetteel bi mooy lii ñuy wax l'avancée de la mer ndox mi nag ma ngay avancé te day continuer di avancé xam ngeen ndax lan dañoo nekk ci jamono réchauffement climatique mooy fii nga xam ne glace yi fa la newoon ñu ko wax pôle nord lii tubaab bi di utiliser ay usines mu yàq couche d'ozone bi moo tax planète bi dafa commencé di tàng suy tàng nag fi glace yi nekkoon glace bi day seey su seeyee nekk ndox nag géej yi day yokk volume am loolay andi suuf si di wàññeeku géej gi di gën a bëri loolu nag am na ay pexe yoo xam ne am na ay réew yoo xam ne soo demee fu mel ni Hollande ñu koy wax Pays-Bas xam nga li tax ñu koy wax Pays-Bas mooy dëkk boobu dafa gën a suufee niveau ndox mi waaye ñoom depuis 17e siècle ut nañu ay pexe ba def ay barrage ak ay digue ba tey ndox mi avancé tul du ñëw jël kër yi balaa Macky Sall doon jël 1200 milliards di def benn train boo xam ne 30 kilomètres la suñu littoral bii la waroon jël suñu littoral bii li war a defar goxu mbàcc ba problème bi fa am dootu fa am matul 1200 milliards matul sax 200 milliards mais ñoom puukare ak foog ni Ndakaaru Sénégal mu nga yem diggante Ndakaaru ak Diamniadio loolu tax alalu réew mi yëpp mu yóbbu ko foofu kon brèche bi tamit ñëpp xam nañ conditions yi ñu ko ubbee woon tey brèche bi mi ngi rey ay doomu Ndar mi ngi rey ay mool waaye kenn àdduwu ci kon amaana ki ko doon def yéene gu rafet la amoon waaye njuumte am na ci wala li ci waroon tegu pour mu bañ a mel ni mu mel amu ci waaye réew mu normal am ay njiit yu normal mbir mu mel noonu am ba ñu ne ci diir bu gàtt lu ëpp 300 nit faatu nañ fa ñoom ñu toog di seetaan yéegaluñ ko seen yaram te pourtant man toog naa waxtaan ak ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la ñu màcc yàlla xam na ni mun nañu régler problème brèche bii waaye dafay laaj état bi moyens yi mu ci war a def mu nangu def ko ci wàññi puukare bi balaa ngay tabax ay arène nationale ak ay train ak yu kenn xamul nga régler lii parce que lii li mu mën a yàq ci réew mi bëri na waaye li mu mën a yàq ci koom-koomu réew mi kenn xamul nu mu toll du rek ci mbirum napp bi waaye soo demee samay mbokk gànjool yee gis nañ ni am na tool yu bëri yoo xam ne tey nit ñi mënatuñu faa bay te foofu la jóge kon waa Ndar suñ leen nee xam nañu problème mu du ma ne problème mu Ndar waaye problème mu Sénégal yépp xam nañ ko gox gu ne mun nañu wax lan moo ci problème yi fii Ndar ku xool problème mu bopp coor fii à 0 mètre nga gis ay nit yoo xam ne dañuy obligé bis bu ne ñu ne yor seen i gaal pour ñëw ut ndox gu ñu naan fii à quelques mètres de Saint-Louis loolu gàcce la ci 21e siècle pour le Sénégal kon diagnostiqué nañu identifié nañu les problèmes waaye yéen ñëpp xam ngeen ni nguuru Macky Sall mënul régler problème yooyu parce que waa ji dafa amul xam-xam bi de ndax na Sénégalais yi yoot ba falu waaye nag
ndax na Sénégalais yi daal di victimiser wu jaay baax ak sérieux fekk li ci suuf moom xomaag na bu yàgg yoot ba ngeen jox ko waaye nag olof dafa ne sàcc ndënd yomb na torop waaye dañu wax sax foo ko tëggee waaye bu dee yow xamoo nu ñuy tëggee buñ la ko joxee foo tëgg nit ñi duma la xam nga ku ñëw fekk nit ñi comme Ndar la ñu nekk ma joxe misaal ku ñëw fekk waa Ndar xam nga waa Ndar ñooy waa ahlul Qur'an laa leen tuddee nga ñëw fekk waa Ndar di concurrence kan moo gën a mokkal alquran coow li neex rek nga ne man mokkal na ñu ne la aywa baqara commencé nga ne qul huwallahu ahad bu boobaa di nga feeñ loolu moo ñu dal Sénégal waa ji xam-xam bi bëriwut loolu moo tax saa su waxee te bindaluñu ko discours bu mu liir njaaxum lay wax xam nga man maa ngi taxaw di wax ak yéen yoruma benn kayit te nee naa ko te balaa ngeen doon xam nag ni seen waa ji mënut mu wóolu boppam rek daal di accepter débat am kon comme leer na ni waa ji jox nañ ko juróom-ñaari at mu diggee woon delloosi ko ci juróomi at ñëw def juróom-ñaari at yu mat sëkk gis ngeen ni waa ji àttanul Sénégal kon problème yi ñu identifié du moom moo koy réglé xoolal lu mel ni Saint-Louis potentialité économique yi fi ne ci wàllu napp Sénégal géej gi ak fleuve bi ak ay rivières ñoo ko wër mu am climat ba xoolal climat bi rek li tax tubaab bi andi woon fii capitale am climat bu neex am potentiel bu rëy ci wàllu tourisme te tey touriste ñëwatul Saint-Louis daanaka Saint-Louis patrimoine historique la patrimoine mondial la parce que ku xool li fi ne am capacité yu rëy ci wàllu agriculture ak wàllu élevage ñu mën a ne tey Ndar am na problème mu chômage chronique jeunes yi amuñu liggéey ñu mën a ne Ndar am na taux de pauvreté bu doy waar pratiquement ci yu xaw a gën a kawe fii ci Sénégal la bokk ñu mën a ne Ndar am na problème mu infrastructure santé infrastructure éducative ak lépp loo mën a jàpp comme infrastructure loolu du yoon moo tax nag comme ñun xam nañ ni waa ji mënul régler problème bi xam ngeen lu ci des mooy ngeen jël seen responsabilité te li motivation bi ma gis lii man musul am fii de bi ñu commencé campagne ba léegi suñu xëyee le matin ba guddi dinañ def lu mu tuuti 5 wala 7 wala 10 meeting te bu mujjee dina terminer 2 heures du matin te nit ñi dinañ toog xaar ñu loolu li muy firnde mooy sénégalais yi nag ren décidé nañu jël seen destin en main am nañu yéene bu rëy ci Sénégal am nañu yéene bu rëy ci Ndar am nañu possibilité ci suñu programme touristique ci suñu programme agricole suñu programme industriel Ndar dañ ko bëgg a def benn plateforme boo xam ne yéen waa Ndar vous serez fiers d'appartenir à Saint-Louis parce que lépp su ma nee Ndar nag mooy région parce que dafay démarrer Podor jaar Dagana egsi fii Ndar potentiel boobu am fii liñ ci bëgg ñun suñ ko defee defe naa sénégalais bu ne dina sawaraat dellu si Ndar wala di ñëw Ndar régulièrement mais loolu pour ñu mën koo def dafa am lu ko jiitu
li ko jiitu mooy sa xalaat nu mu rafet sa programme nu mu baax bu dee yeggoo fa ñuy jëlee décision yi programme bi dañ koy ubbiwaat ci tiroir yi tëj ko nit ñi toogaat di muñ moo tax 2019 bi bu ñu sàggan ba mu romb ñu de bu ñu sàggan 2019 romb ñu bu leen kenn détourné wax ji bëri na waaye yéen ñi fi toog ba heure bi xam ngeen ni vous avez le meilleur programme et vous avez le meilleur candidat. ba tax nag man li ma xamee waa Ndar bi ma nekkee étudiant fii sud fii Daara Sëñ Muhsin laa doon ñëw di nafar si kon xam naa Ndar soo demee fii entrée nord sama maam bu ñuy wax Saloli Ngom ma nga foofu te doomam mi ngi fii kon mun naa ne doomu Ndar la kon waa Ndar nous sommes à la veille on est à la veille d'un moment historique pour le Sénégal mooy lii ñu dëgmal nii du jaaxaan de fii mun nañ fi jóge Sénégal jël un bon départ ba faw waaye mun nañ fi jóge daa di sooxe ci lu yàgg la koy andi nag mooy le choix que les Sénégalais le choix que les Saint-Louisiens vont faire le 24 février quand ils seront dans les urnes. bu ngeen choisir nag Macky Sall wala ma ñëw rek bu ñu choisir Macky Sall wala ñu choisir ni système bi fi newoon nga xam ne da daan pédaler à reculons moo andi situation bi defe naa ni lañ doon jooytuwaat ko nañ ko jooytuwaat la des mooy Sénégal dafa soxla lu bees Sénégal dafa soxla lu wuute loo xam ne li koy lal mooy loxo yu set li koy lal mooy bëgg réew mi patriotisme li koy lal mooy compétence waaye li koy lal mooy def politique ngir yàlla dong mais defoo politique pour looy am yow ak sa njaboot ñun nag ci loolu rek lañ leen woo bu ñu tànnee loolu nag lii ma tudd yëpp xam ngeen dama boole ci discours bi di wax loo xam ne lu national la wala international de temps en temps mu tibb loo xam ne lu local la Ndar la concerné te ñaar yooyu nag dañoo lënkaloo parce que li tax situation Sénégal mel nii mooy situation bi ñu am suñu digganteeg ñeneen ak ñeneen moo doxul ni mu war a doxee ba loolu mooy dellu si ñun mooy di tegu suñu ndodd bu ñu wóoloo nag bu ngeen wóoloo Ousmane Sonko yéen taxu leen ma wax de yéen wóolu ngeen ma ndax moo tax ngeen toog fii waaye sénégalais yëpp lay waxal sénégalais yëpp lay boole waxal dama ne le 24 février bu Sénégal wóoloo ba tànn Ousmane Sonko suñu premier combat mooy lii suñuy alal te yàlla xam ne ni lépp am nañ ko ci alal fii li gars yi naan ñaat lu mag ñi nangu na réew mu am or am pétrole am zircon am phosphate nga dellu si waat ñu ne la am nga géej gu nangu am nga suuf soo xam ne loo bay mu sax ñu ne la am nga naaj mun a def énergie éolienne am nga ngelaw mun a def naaj mooy solaire am ngelaw mun a def énergie éolienne am ay une jeunesse vigoureuse saine une jeunesse qui veut travailler réew moomu lan la yàlla deseel leen rek a manqué woon ay njiit yu baax gis nga président Kagame 1993 Rwanda ñi ngi doon reyante 2018 Rwanda mooy le premier pays africain en termes de croissance loolu njiit gu baax moo koy def kon enjeu 2019 bi mooy bu leen toppatoo folli bi de folli bi moom am na ba noppi Macky Sall moom man gëm naa ni deuxième tour su doon am sax diggante ñaari opposant lay doon waaye moom du ci bokk
kon xam nga lan moo war a doon seen yitte fal cette fois-ci lu ñuy def ba fal un bon président qui va changer définitivement ce pays loolu moo fi des. lañu ko mën a may nag mooy ñu dellu si valeurs yi ma waxoon jiital valeurs yooyu ci li ñuy tànnee ba pare nag élection bi kenn ku ne ci ñun nañu jaral lu bëri nañu génn massivement dem voter parce que li ñuy wax pour décourager sénégalais yi di gëmloo nit ñi ni élection bi Macky Sall gagné na ko ba pare wala sàcc nañ ko ba pare dama leen ne c'est pas vrai gis nga élection Macky Sall su ko gagné woon ba pare du daj lii muy daj ci campagne bi léegi sax gis naa ko muy dawoon ci naan day daw xam nga mag mu jaaxle moom xam nga soose yi sama mbokk soose yi dañu ne allahu akbar boo dégg bul jàpp ni allahu akbar boo dégg bu ne rek nit buy kàbbat di julli la léeg-léeg nit ne ci biir nga ne ci biti nga dégg mu ne allahu akbar jaaxle kese la kon daw yu bëri yeeg fecc yu bëri yeeg taasu yeeg jaaxle rek la ndax lii muy gis nii dégg dañ doon réunion palais ne ñun li ñu jaaxal mooy waa ji moom ba 3 heures du matin nit ñaa ngi toog di ko xaar te ñoom seeni bus yu ñuy remplir jox nit ñi xaalis ak lu ne gis nga su nit ñi ñëwee balaa moom muy jël kaddu sax nit ñi rocceeku dem seen yoon kon man waxatuma moom man pour man moom daan na bon mais yéen le peuple sénégalais génn leen massivement ngeen voté ji bu ñu amee 65% de taux de participation Macky Sall est battu au premier tour mais bu ngeen voté ba pare ngir yàlla toog leen ci bureau de vote yi les jeunes particulièrement parce que nag ab sàcc la ku mën a sàcc ay milliards nag xam nga ni sàcc élection jaaxalu ko il faut nag ngeen won leen ni lu mu leen jaral benn rek peuple bi jaral na ko 100 fois plus parce que c'est l'avenir du peuple si vous nous faites confiance ba loolu yëpp ngeen def ko yàlla jaarale seen loxo ñu ne fal nañu Ousmane Sonko li ma mën a jël engagement ak yéen mooy premier combat bi suñu alalu réew muy suñu pétrole suñu gaz ak yeneen nga xam ne Macky Sall saraxe na ko danañ ko delloo si ci réew mi parce que waa réew mi ñoo ko gën a soxla ñëpp suñu deuxième engagement mooy koppar gu bon gii nga xam ne bàyyi nañ ñu fi ngeen koy tuddee franc CFA bu soobee yàlla ci nii wala ci nawet ne soppi ko suñu troisième combat mooy balaa ngay laax jaay xam ngeen suñu économie bii nga xam ne jël nañ ko jox ko waa bitim réew tey ñan ñoo yor banques yi ñan ñoo yor assurance yi ñan ñoo yor autoroute yi ñan ñoo yor travaux publics yi léegi commerce bi sax distribution bi kan lañ ko jox waa ñun waa réew mi lan la ñuy jëriñ ci réew mi bu ngeen ñu wóoloo ba dénk ñu réew mi lépp lu ñuy defati ci wàllu marché public ci wàllu jàppale waa réew mi ba ñu mun a def seen activité am doole dinañ ci jiital intérêt doomu réew mi balaa ñuy xalaat keneen collectivité bu ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu suñu géej gii dootuñu ko jox waa bitim réew te suñu mool yi ne fi waroon mën a napp andi si biir réew mi ñu jël ci ñu ci soxla ci des ñu transformé ko bu ngeen ñu wóoloo ba dénkuñu dootuñu nangu ñu jël benn étranger ñu naan daggal nañ ko ay hectares yi hectares gis ngeen ni xew ay mbaan ak fu ne muy bay lu mu bay ba pare génne ko yóbbu bitim réew la ca bon nag li nga xam ne kenn soxlawu ko ñu ne jox leen ko Sénégalais yi ñu xool li ñuy def ak moom lii mooy le contrat moral bi nga xam ne bëgg nañ ko seq ak yéen askan la ca des nag 6 jours moo ci des bëreetul 6 jours yooyu continuer leen campagne électorale bi kenn ku ne lu mu doon def benn na ko yokk def ko 1000 dugg leen ci marché yi dugg leen ci kër yi dem leen ci gare routière yi dem leen ci tefes bi dem leen fu ne wax ak sénégalais yi xam leen ni lañ leen di bëgg a naxee balaa may dañu naan bourse de sécurité familiale 300 francs booy jox nit par jour
ci jamono jooju kër googu juróomi waxambaane yaa nga ca kenn mënu ci am liggéey kon na ngeen wax ak nit ñi surtout suñu papa yeeg suñu yaay yi parce que foofu la ñuy essayer jaar pour wëlbati seen xel na ngeen leen wax ni suñu papa yeeg suñu yaay je leur lance un message nañu yërëm xale yi nee nañu ñoom dañoo ragal changement nañu ñëwee changement bi parce que lu baaxul dañ koy changer te ñun seeni doom lañu ñoo ñu yar ci diine yar ñu ci jikko ju rafet yar ñu ci njub dugal ñu école ñu jàng ba toll fii ñu toll kon nañ ñu wóolu dénk ñu réew mi ñu defar ko buñ ko defaree ce sera à l'avantage de nos enfants te ku jàppale seeni doom jàppale leen ñoom lii mooy enjeu yi mbokk yi kon 24 février soratul te ñun dañu ne dafa jot suñu programme jot na la li jot nag mooy li ñëpp bokk li bokk mooy li ñëpp jot li jot mooy li ñëpp bokk dégguma dara de li jot mooy li ñëpp bokk kon loolu pour ñu mën ko matérialiser ngir yàlla sortez massivement voter et ñu ñaan yàlla mu may ñu une victoire éclatante au premier tour jërëjëf waa Saint-Louis merci beaucoup maa ngi jaare waa Ndar yëpp maa ngi jaare waa Ndar yëpp parce que ñu ngi yëgal ñi fi xewati mooy samay mbokki bopp muy waa Guet Ndar amati na juróom yoo xam ne musiba dal na seen kaw ba mag ñàkk nañ seen bakkan ñu leen di masaw di ko jaare waa Ndar di ñaan yàlla mu jéggal leen yërëm leen taxaar leen àjjana jërëjëf